jërë ngeen jëf mbokki internet yu IYAT intelligence nuyu nañ leen bu baax ziar leen amaat mbégte del si ànd ak yéen ci géopolitique comme niñ koy defee tous les jours bu fekkee gan nga aboneel nga bës cloche notification bi waaye itam nga partagé ko ba ñeneen man ci daal di jot dañu dikk ak yéen ci li nga xamante ni moo daal di gën a fës ci géopolitique ñeel tension au Moyen-Orient ci guerre bi nga xamante ni jamono jile mu ngi dox ci diggante États-Unis Israël ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Iran. Depuis ay weer ñoom nag ñuy jàmmarloo ay jàmmaar yor lu métti mën nañu ne sax depuis 26 février ba léegi ñoom ñile daal ñu ngi jàmmarloo ci anam yoo xamante ni daal dinay jéggi dayo ba impacté lu baree bari sax ci àdduna bi ci lu mel ni wàllum économique ak ya ca daal di aju daal jamono ji métti na lool ci réew yu baree bari ci biir réew mi la ko waral nag mooy jàmmarloo yi nga xamante mu ngi dox ci diggante Iran États-Unis ak Israël ndax États-Unis ak Israël ñoom daal ñoo daal di booloo jóg daal ci kaw Iran depuis le 26 février ba léegi daal jàmm amatul ci seen diggante ñoom ñile waxal nag menaces yi ak attaques yi di wéy di tar saa su nekk donte ni sax fan yi ñu ngi daan annoncé ab cessez-le-feu boo xamante ni ci lañ nekkoon cessez-le-feu bi leen nag ñu doon ci amal ay négociation ngir xool naka la ñuy def ba jàmm daal di dellusiwaat waaye teewul ni ki démb maa ngi leen ko doon wax ke ne ñii di waa Israël moom dañuy wéy di attaqué foofa ca Liban Beyrouth waral nag ñoom di waa Iran nag la ñu bëgg mooy ñu daal di dakkal seen attaques yooyu su ko deful ñoom ñi daañu dal ci kaw ñi nga xamante ñoo di waa armée bu Israël bu États-Unis waaye itam ak Israël jàpp nañ ne ñoom ñi la daal buñ bàyyiwul attaques yi ñuy amal foofa ca Beyrouth dana jur musiba seen kaw ndax daañu dund conséquences yu taratar ña ko xamle nag di Iran waraloon ñii di waa États-Unis rawatina Trump nag moom taxaw temm ngir Israël daal di génn ci attaques yooyu nga xamante ni ñu ngi ko doon amal foofa ca Beyrouth waaye ni ki tey jii nag kii di Mujtaba Khamenei moom nag di guide suprême bu Iran jamono jile nag moom mii di Khamenei daal moom la mu daal di xamle mooy ennemi vécu au combat moom nag jamono yi mu ngi maintenir guerre bi mën nañ ko tuddee guerre psychologique jamono ci la daal di nekk ndax mu nga naan armée bi daal lii di wàllum doute maanaam di xalaat lenn wala sikki sàkka ci guerre bi amatul ci ñoom peur maanaam ak ragal itam daj na sëkk ci ñoom d'espoir maanaam ñàkk espoir itam nekkatul ci seen armée bi moom daal la mu jàpp mooy seen armée bi jamono jile moom armée bu am confiance la bu am doole waaye itam seen solution du dara lu dul dañoo booloo am confiance ci confiance bu résilience ci li nga xam moo di seen peuple bi nga xam ne dañ ko daal di diriger ci li nga xam moo di lucidité waral nag ñoom ñi daal dañuy wéy di am confiance waaye itam di am force ngir jàmmarloo ak seen ennemi yile ci jamono ba tey réewum Iran moom nag daal dinañuy décréter lu ñu mel ni comme la ñu daal di xam la mooy croyante intelligente courageuse ci li nga xamante ni moo di le peuple est source de puissance et peut rendre réel le slogan bi nga xamante ni moo di nous pouvons mu mel ni ñoom ñii di waa réewum Iran daal jamono ji la daal nañuy lancer ab slogan mu ne nous pouvons ginnaaw ba nga xamante ni nag daal nañuy décrire comme une croyante intelligente courageuse ci jamono boo xamante jàpp nañu seen peuple bi daal ab source de puissance la boo xamante ni daal leen permettre à ce que ñu mën a am slogan bi nga xamante daal ñu ngi ko tuddee nous pouvons héritage u Khamenei mi daal moom moo daal di bind lu ni mel moom mi di imam Khamenei ginnaaw 36 ans de discours de Gut sont une lumière pour l'avenir très genre inestimable kon mu mel ni daal Mujtaba Khamenei moom ba tey mu ngay wéy di affirmer que ñii di waa États-Unis ak Israël moom daañu subir ay jafe-jafe lu mel ni renverse cuisante contre l'Iran alors que les patinés kon ba mel ni négociation yi moom ba tey daal ñoom kenn ku nekk mu nga taxaw fa mu taxaw donte nag mu ngi am ay évolution ndànk waaye daal Mujtaba Khamenei moom mu ngay wéy di affirmer taxawaay bi mu am ci diggante Iran waaye ci diggante États-Unis ak Israël mu mel ni daal moom ñii di Iran daal delluñu ginnaaw benn yoon ci lu ni mel ba sax ab renverse cuisante la ñuy daal di waajal ndax jàpp nañu ne ñii di waa États-Unis ak Israël jamono ji dinañ dund ab renverse cuisante jamono ji ñu daal di jëm ab diplomatie ak négociation yi nga xamante ni ñu ngi ko wax tout à l'heure que ne cessez-le-feu la ñu nekk waaye teewul itam ñuy amal ay négociation ak ay diplomatie yoo xamante daal jàpp nañu ne bu ñu ko wéyalee mën na jur jàmm ci diggante ñii di waa États-Unis ak Iran ndax jamono ji ñuy wax ak yéen kii di Trump rek daal nay voté foofa ca chambre pour limiter li nga xamante ni moo di pouvoir de guerre yi nga xamante ni moom amoon na ko muy anti patriotique attaque boo xamante ni carte républicaine opportuniste ñu daal di ci yokk ab démocrate atteindre du syndrome de Trump jamono ji moom mii di Trump nag la mu daal di wax que ne négociation yi jamono ji mu ngay dem ci demin bu mucc ayib maanaam daal négociation yi moom mu ngi avancé ndànk-ndànk waaye avancement boo xamante ni boo am solo la moom nee na Iran pare na pour signer li nga xamante ni wala accepter non prolifération nucléaire
si accord kon moom mii di Trump daal moo daal di xamle loolu ndax waxi Trump moom souvent la muy wax ak lay am day daal di wute lool. waaye daal mu ngay xam ne da daal négociation yi moom jamono ji mu ngay avancé ndànk-ndànk waaye li muy avancé lépp teewul nag mu ngi jaar yoon ba sax jàpp na ne ñii di waa Iran moom pare nañu pour signer maanaam accepter li nga xamante ni moo di non prolifération nucléaire si accord waaye itam préféré li nga xam moo di blocus bi ak bombardement mu mel ni moom la ñu daal di xam ne mooy du am benn pas un navire n'a franchi le blocus si dit prêt à rencontrer Khamenei kon daal yëf yi ba tey mu ngi wéy di dem ci ay négociations ba tey chambre bu États-Unis moom daal nay adopté ab résolution bu 215 208 di exiger li nga xam moo di retraite force États-Unis ak opération contre Iran sauf défense imminente kon mu mel ni daal ñoom ñu di waa États-Unis daal jamono ji ñu ngay daal di adopté ab résolution bu 215 208 ngir exiger li nga xam ne ñu retiré force yu États-Unis ak li nga xamante ni moo di opération contre Iran sauf défense imminente waaye itam jamono ji dañoo jàpp ne dañoo war a passer au Sénat pour mën a li nga xamante ni moo di contrainte ñant li nga xamante ni moo di lu ni mel Iran via Arachi moom nag jamono ji mu ngay sàkku ñi nga xam ñoo di waa Pakistan ñu inclure li nga xam moo di Liban ci cessez-le-feu bi front Iran États-Unis et front Liban Israël lié depuis le jour 1 paye simultané sur tous les fronts résistance mu mel ni daal ñoom ñii di Iran via Arachi moom daal damuy sàkku mooy Pakistan daal di inclure li nga xamante ni moo di Liban ci li nga xamante moo di cessez-le-feu bi waaye itam ay front yoo xamante mën nañu ko tuddee front Iran États-Unis ak ay front Liban Israël yoo xam day lié ak li nga xamante moo di depuis le premier jour paye bi nga xamante nag ñu ngi koy mën a tuddee paye simultané sur tous les fronts résistance jamono ji la ñu daal di nemmeeku et foofa ci Ukraine ak France plan finalisé pour opération yi nga xam ne ñu ngi koy daal di mëne muy opération multinationale de déménage détroit d'Ormuz bi nga xamante ni lu toll ci 15 pays daal dinañuy pare pour lu ni mel waaye itam ab démarrage boo xamante mën nañu ko tuddee ab démarrage seulement ginnaaw ba ñu amalee ay accord diggante États-Unis Iran ngir ñu rouvrir li nga xamante ni moo di navigation bi kon daal yëf yi ba tey nañu jàpp ne daal négociation yi ak waxtaan yi mën na daal di jur solution yu mucc ayib ci jamono ji nga xamante daal ñu ngi amal ay cessez-le-feu kenn ku nekk di retiré waaye itam di dellu ginnaaw ci attaque wala ci menaces yi nga xamante ni peut-être yaa ngi ko doon amal teewul nag Iran moom ba tey fa ñu nekkoon ñu ngi fay wéy di nekk terrain militaire bi nag ak frappe yi nga xamante ni démb ñu ngi ko doon wax te jamono ji mën nañ ne Koweït moom daan nay attaqué Iran contre le terminal aéroport 1 aéroport ba daal di ca nemmeeku sax nag kenn koo xam daan na ji faatu ak 63 blessés ak ay dégâts matériels yoo xamante ni bu ñu sukkandikoo ci ministre bu koweïtien bi kon mel daal attaque yi nga xamante ni Iran daan na koy amal foofa ca terminal bu aéroport bi benn nit moo ci ñàkk bakkanam 63 personnes daal di ci gaañu ak ay blessé daal ci am ay gaañu ak ay blessés yoo xamante ak ay matériels yoo xam daal dafay yàqu ministre bu Koweït moo ñu ko daal di xamal attaque bii daal ñi di waa Iran ñoo ko amal foofa ca Koweït ca aéroport bi nga xamante ni daal doon nañ leen ko wax ni ki démb ONU ak Liban ñoom nag mën nañ ne casque bleu serbe tué lu toll ci ñaari blessé daal nañ koy nemmeeku serbe tué waaye itam ñaari blessé par tir mortier à Marjioun yoo xamante ni daal ñu ngi ko daal di nemmeeku foofa ca sud bu Liban ba tey enquête bi mu ngi nekk en cours ak origine non précisée yi nga xamante daal dañu koy nemmeeku Hezbollah itam ñëwoon nañ ci démb Naim Kezem moom nag jamono ji daal nañ rejeté bépp négociation boo xamante daal nañ koy bëgg a amal ci diggante Liban ak Israël moom daal dafa jàpp ne yile daal c'est honteux résistance bi nga xamante dañ ko fas yéene continuer tant que force Israël yi ñu ngi nekk foofa ca Liban daal ñoom dañuy wëy di amal seen résistance ñi ko xam ne daal ñooy Hezbollah kon Hezbollah daal ñoom waajuñu pour bàyyi ndax dañoo rejeté négociation yi nga xamante ni daal ñu ngi ko doon amal ci diggante Liban ak Israël ndax dafa jàpp ne loolu honte lu ruslu la ba tax ñoom ñu fas yéene résister ci lu ni mel continuer ko tant que rek ñii di waa armée bu Israël daal di ñu wala force Israël bi daal di ñu koy ba nekk foofu ca Liban daal di ñu koy gindi muy rappeler que l'Iran moom a résisté 8 ans de guerre blocus grâce à culture d'Ajoura mu mel ni daal moom la ñu fa daal di wax mu ngay fàttali que ne sax moom mi di Naim Kezem moom mu ngay fàttali que ne sax ñii di waa Iran moom daal dinañuy résister lu toll ci 8 ans de guerre daal di bloqué daal di ciy dolli ab blocus grâce à culture d'Ajoura ba tey dañuy dem ci Mossad ak Israël
bu ñu sukkandikoo ci Chanel 12 moom nag nee na aurait transféré les armées saisir au Hamas Hezbollah au Kurden pour plan de renversement du régime iranien kon mu mel daal ñoom ñi di Mossad ak Israël ñoom daal wala sax mën nañ ne Israël ñoom daal bu ñu sukkandikoo ci Chanel 12 moom daal nee na mën nañoo transférer seen armée saisir li nga xam moo di Hamas Hezbollah foofa ca Kurden pour ñu mën a amal ab plan de revancement de renversement du régime bu iranien ba tey géopolitique la ñuy daal di desandi ba tey ci Europe ak ñi nga xam ñoo di Russie Lettonie di chef d'état-major bu moom nag mu ngay prévient que Russie pourrait tenter fenêtre d'opportunité avant fin 2028 sur pays baltais avantage Russie nekk ab avantage Russie production massive drone plus adaptation rapide Europe trop lent wala trop lente réarmement pas avant 2028 France ba tey moom mu ngay poussé ñi nga xamante ni ñoo di Union européenne ñu daal di rouvrir li nga xamante ni moo di canal dialogue bi mën nañ ko tuddee dialogue politique avec Russie en plus du canal OTAN objectif complet vide laissé par Trump vocaliser sur dossier Iran mu mel ni daal France moom jamono ji day pousser ñi nga xam ñoo Union européenne à ce que ñu daal di ubbi li nga xamante ni ñu rouvrir li nga xamante ni moo di canal dialogue politique bi nga xamante dafay dox ci digganteem ak Russie waaye itam canal bu OTAN ngir mu nekk loo xamante ni daal ab objectif la bu complet di vider li nga xamante ni moo di wala di vide li nga xam moo di Trump moom jamono ji daal dinañ vocaliser ci dossier wu Iran. ba tey loolu la ñu daal di fësal dañu daal di koy tënk rek ci ligne di nga xamante ni nemmeeku nañ ko muy tension bi nga xam ne jamono ji mu ngi dox ci diggante Iran États-Unis ak Israël guerre bi nga xamante ni itam mën nañ ko tuddee guerre psychologique ak ay négociation ak ay frappe yoo xam dañ ko daal di limité des droits d'Ormuz bi nga xamante ni point chaud la jamono ji Hezbollah itam di camper sur des positions européennes di préparer ab défense contre Russie cherche waaye itam ci jamono jooju waaye itam di chercher li nga xam moo di reparler li nga xamante ni moo di Moscou kon mu mel daal loolu moo fi gën a fës ci géopolitique ñu daan ci ànd ak yéen ci IYAT Intelligence tous les jours nag ngeen koy am bu fekkee gan nga ci chaîne bi da ngay daal di abonné nga partagé ko waaye itam bul fàtte di bës cloche notification bi ngir nga mën di ànd ak ñun ci yeneen xibaar ñeel li nga xam moo di géopolitique dañ ci daal di dikk ak yéen saa su nekk waxtu nekk ñu leen sant baax di leen gërëm di leen jaajëfal jërë ngeen jëf